ngeen jëf mbokk yi safoo télévision Futur Média daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci tiis wi nga xam ne moom moo dal ci groupe Futur Média ki nga xam ne nag moom moo di Noa Mankali nekkoon correspondant bu Guinée Bissau daal di dëddu ni ki démb ci guddi ay kàddu seede yoo xamante ni bàyyeekoo na ci directeur général bu RFM moom El Hadji Assane Gueye daañu leen ko digtal ñeneen ñu mer ba futt bokk na rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tegu ci xàll wi maanaam transporteurs yi ñoom ñooñee fas yéene amal aw grève générale illimité ni ki benn fan ci weeru décembre bokk na rek ci lu ñuy sàkku yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci xàll wi ñu daal di ci dikk ak i saafara jàppale ne toll na ci fukki poñ ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ ñu daal di réglé li nga xam ne moom moo di seen ay jafe-jafe bokk na ci ñi bootu ci coopérative d'habitat bu SDE ñoom ñooñee nag jàpp nañ ne ay weer a ngi ñuy bëgg li nga xam ne moom moo di seen ak bëgg-bëgg daal di antu diwaan bu Njaxiraat digg naka noonu itam commune bu Sangalkam daañu leen ci joxi détail nu mu gën a yaatoo ñii de itam taxaw temb ngi rek dootuñu dongooti ñu leen di jël ay nervi di ay mbër yoo xamante ni jamono yi daal nañu tàggat seen bopp ci lu ñeel li nga xam ne nag moom moo di wàllu kaaraange maanaam sécurité ba ci sax li nga xam ne moom moo di wàllu garde rapproché daañu wax leneen wutali feneen diwaan bu Gambie xam ngeen ne ñeenti fan ci weeru décembre daañu amal palum njonganteeg njiitum réew mi lu toll ci juróom-benni candidat ñoom ñoo nar a xëccoo li nga xam ne nag moom moo di palais lebal nañ fa suñu ay ndaw ngir rek ñu daal di fay def aw gëstu daañ leen ko digtal ci la jotaayu xibaar mbokk yi tënk yangoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokki xibaar ñu door ko ak tiis wi nga xam ne nag moom moo dal ci groupe Futur Média ki nga xam ne nag moom moo di Noa Mankali moom moo fi dëddoo xam ngeen ne moom moo nekkoon correspondant bu Guinée Bissau bu RFM doon ñu jukkil yéen ci ay xibaar yoo xamante ni ñoom ñooy bàyyeekoo ca wowule wekk ñu teewlu ay kàddu ki nga xam ne moom moo di El Hadji Assane Gueye xam ngeen ne moom mooy directeur général bu RFM ci micro Ibou Diouf. tey tiis ak naqar la ñu yeewoo ak li nga xamante ni mooy nelawuk Noa Mankali di nelaw gu bette ndax malaise di mettit rek moo ko yóbbu moom Noa Mankali nekkoon ba fii nag ki ñu toogal Bissau ca Guinée Bissau di nit koo xamante ni nit ku baax la woon nit ku bëggoon liggéeyam fonkoon ko it waaye it nit koo xamante ni ku bëggoon RFM la moo waral sax yàggaayu collaboration beeg liggéeyandoor gi boobaak léegi macha allah waaye sunu borom moom bu bëggee ñëpp ñàkk kon duñ def rek lu may ñaan ko moom subhaanahu wa taala mu xaare ko aljana firdawsi ñu ngi jaale njabootu boppam gépp nag waaye njabootam gi nga xamante ni moo nekkoon RFM di njaboot gëm daane li nga xamante ni mooy dooleem di ko jaale mbooleem liggéeykat yi groupe Futur Média mbooleem kilifa yi nekk fii ci groupe Futur Média di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xaare ko firdawsi suñu borom subhanahu wa taala xare ko firdawsi ci samay kàddu groupe Futur Média ñu ngi koy jàll askan wi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di njabootam suñu borom daal di koy àtte ci li nga xam ne moom moo di yërmande moom Noa Mankali doon def liggéey bu mucc ayib file nga xam ne moom moo di ci groupe Futur Média rawatina ca RFM mbokki leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar ñi lee nga xam ne ñoom ñooy tegu ci xàll wi mer ba futt la ñu def maanaam transporteurs yi naka noonu itam ñu xam ne rek ne daañu amal aw grève générale illimité li ko dooree benn fan ci weeru décembre seen i ay bëgg-bëgg lañ bëgg ñu daal di koy saafara bëri na ay rëq-rëq yoo xamante ni moom la ñuy jànkonteel ci xàll wi ñu teewlu ko nga xam ne nag moom moo yoroon seen kàddu àdduna jëmale ci micro Ndongo Ka. bi ci des waxoon naa itam ni liggéey moo ñu jàppoon liggéey te liggéey bu la jàppee fekk bàyyiwu la doo ko nangu ngeen xam ni Sénégal gépp taxaw nañu pour le premier lañu wax nag waaye waxuñu ay le premier daal lañu wax xamuñu fi ñuy yem bi si def nag mooy nu xam ñi ñu ko seqal ñan ñooy ñan ñu capable lañu ko seqal ñoo xam te ni bii gàllaa gi nañu ba fees ba jàppandi bu ñu bëree ñun danañ bi daal loolu mooy kan mooy état santaji suñu réussite suñu aaj yëpp mën naa faj waaye bu ñu essayé ba ñu seet leneen bàyyi transport
mareyeur ak itam nappkat yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee ci diwaan bu Jifeer xam ngeen ne ci région bu Fatick la nekk ñoom itam la ñu bëgg rek ñu daal di koy dakkal bokk na ci ay bateau yoo xamante ni day bàyyeekoo ci biti réew di ñëw fii ci réew bu Sénégal wala bokk ñoo xamante ni waruñoo nappee ci li nga xam ne nag moom moo di yooyu le waax ak li ko wër ñu daal di koy dakkal ndax itam am na aw njeexital bu baax a baax woo xamante ni nag mi ngi koy def jëmale ci li nga xam ne moom moo di seen wàlluk liggéey tax na itam janoon nañ ak way taskatu xibaar yi Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ci reportage. nappkat yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Jifeer nag ñoom ñoo doon màggal journée internationale de la pêche artisanale date officielle bi nag dimanche la woon waaye ñoom dañ ko décalé woon ci activité bi ñu doon amal foofee ci seen dëkk ba la ñu waxoon ay jafe-jafe yoo xam ne moo sonal seen secteur bi ci boor boobu nee ñu nag daf ci am ay bateau de pêche yoo xam ni dañuy ñëw côté boobu te lu ci ëpp duñu respecté li nga xam ni moom la loi wu Sénégal laaj ci wàllu napp. bateau yi sonal nañu lool parce que fi nga xamante ne fa leen état wax pour ñu fay mbaale duñ fa dem dañuy ñëw ba Jifeer fii nga xamante ne fi lañ nekk soo génnee guddi à 3 kilomètres ou bien moins de 3 kilomètres da ngay gis bateau yi mbaal te loolu day impacté bu baax si li nga xamante ne mooy secteur de la pêche bi. nee ñu nag tere gi ñu leen di tere ñuy napp guddi gi ci Jifeer juróom-ñetti weer lay durer ci at bi ñoom nag ñu ni mesure boobu dafa ëpp trop te war nañ koo seetaat. parce que man je ne peux pas concevoir tey ñu tëj fanaan Dakar di mbaal Missirah bi bokk ci Fatick di mbaal gu te fii duñu mbaal ñi tax ñu tëj fanaan bi boo demee Dakar ñu ngi mbaal boo demee Ndayane ñu ngi mbaal Missirah bi ñu ngi mbaal ñu ne Jifeer du mbaal tëj fanaan 8 mois sur 12. quai de pêche bu Jifeer nag bokk na ci site de débarquement yi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag ci Sénégal nee ñu daanaka 10 000 tonnes ci jën ak yu ni mel daañu ko fa napp at bu jot waaye nag gox ba dafa manqué ay bërëb yoo xam ni mën nañ di fa transformer jën yi ak fruits de mer yi nga xam ni moom mooy jóge ci géej gi. am nañ ay difficultés yoo xamante ne yu bëri la pour transformer li nga xamante ne moom mooy produit halieutique yi au niveau de Palmarin. ñu ngi ciy am yaakaar nag commune Palmarin nag yaatu na te am na espace boo xamante ne aussi war nañ faa mën a construire ay four yi nga xamante ne ni transformateurs yi ak transformatrices yi ñu am foo xamante ne dinañ fa mën a transformer seen produits yi. ay autorités yi nekkee ci Palmarin ak itam yu Fimela nga xam ne nag invité woon nañ leen ca seen xew-xew ba nee ñu daañu yeggee kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy décider seen jafe-jafe yi ngir ñu indi ci ay saafara. ginnaaw itam diwaan bu Fatick ñu wutali Mbuur ak la ko wër xam ngeen ne nag fan yile ñu génn ay addu kalpe amaloon nañu aw congu jëmale ci aw usine chinoise boo xamante ni nag moom moo nekk ca diwaan bu Sindia tax na itam lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama ñu daal di leen ci téye jamono yi nag seen ak njaboot ñoom ñooy sàkku ñu daal di leen bàyyi ñu nooyi ngelaw lu feex ndax itam ñu jàpp amul dara loo xamante ni daal nañ koy laale ci woowule mbir naka noonu itam enquête ba nga xam ne nag moom lañ ca daal di biral anam nga xam ne noonee la ñu ko amalee neexu leen benn yoon Mamadou Ka kenn la ca ñoom ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. ma jàpp ne bu fekkee ne ñoom dañoo am turu nit koo xam ne dafa leen yàqal dañu war a dem directement jàppi kooku mais xalaatuma ne war nañu waaxu rek dem dugg ci dëkk bi boole góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp jàpp yóbbu ci oto yi koo xëy ne yaa ngi fekk ci biir néegam mu tëdd nga yee ko pakk mu jóg kooku nan nga koy adressé ne yow la ñu fekk nga yore cartouche yi yow la ñu fekk nga yore xaalis bi yow la ñu fekk nga yore ay bali fetal loolu moo ñu jaaxal comme nag ñoom ñoo mën a am sañ-sañ taxaw wax ko ñun tamit ñu am sañ-sañ taxaw weddi loolu amul tey amul suba nan ngay ñëwee ci dëkk bi yëpp jàpp ko motul fukki fan nga jàpp ñëpp ne ñii ñoom ñooñ dañ koo def te amu ci kenn koo fekk mu yor loo xam ne dañ koy tere amu ci kenn koo xam ne nee na ne lii man maa ko def amul kenn ci koo xam ne dañoo daj ak moom ci àll mu yor luñ koy tere lu tax ñu mën koo jàpp donc looloo tax ñu ne li tax ñu patami mbir mi ñëw jàpp dëkk bi yëpp même pas une semaine ñu jàpp leen defeere loolu am lu nekk ci biir ñu interpellé ministre de l'Intérieur ñun ay citoyen lañu ku nekk sa àq dañ la ko war a jox mais faut pas que nag ñi nga ñëw raas lépp yóbbu nga ne ñëpp damay yóbbu ñëpp ñu fas yéene def rek de lépp lu ñu yoon may waaye nag wax dëgg yàlla nit boo nekkee homme de loi wala homme de tenue war nga joxe bon exemple waroo ñëw rek nga ne damay jàpp ñi pour nii yóbbu leen jaay leen doole lan moo tax keroog ba mu attentat ba amee ñu jàpp leen samedi dimanche lundi soir attentat am Sandiara bu mel noonu ñu ne léegi ñu jël lii ñu ne ñoom ñi jàpp Sandiara ñoom mooy ñi jàpp fii ñoom ñoo def loolu. ñeneen ñu mer ba futu jamono yi nag loxo dar gémmiñ mu di ñabootu ci coopérative d'habitat wa nga xam ne nag ñoo bootu ca SDE ñoom li ñu xamle moom moo di boobaak léegi ñu ngi sàkku ci li nga xam ne nag moom moo di seen i parcelles ya nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca njaxiraat digg naka noonu itam joxoñ nañ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom moo di maire bu commune bu Sangalkam ay xupp itam ñàkku ci benn yoon ginnaaw aw ndaje woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ca wowule site Abdou Diouf Diagne ak Madou Bamba Samb ci reportage.
dajaloo gi ñu ngi ko doore ay ñaan jëme ko ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci coopérative bi te tey ji ñu faatu te jotuñu seeni terrain ngir bañ a dund nag lu ni mel moo tax ñi des ci ñoom fas yéene jàmmaarloo ak mairie bu Sangalkam ñoom ñii ñuy jiiñ maire bi ne moom moo tax mënuñoo jot ci 5 hectares yi nga xam ne ñu ngi ko fa am te njabootu Njañ Fay daal leen koy jox. di leen xamal ni leen ñun nit lañ ñoo xamante ni ay mag yi jëmu lañu damm nañu dee nañu lii nga xamante ni moom la maire bi bëgg a def nun loolu mënuñu cee wéy bu fekkee yetu guur la bëgg a jël teg ko ci sa kaw noo lànk ak njaam amatul leneen amatul li fi am mooy nit ki bu moomee alalam sonn ci bay bëgg a dee am na ñoo xam ne tey jii fekkewuñu lii faatu nañu bu yàgg di la wax te loolu lépp li ko waral mooy maire bi dama ni nañu jox sunu alal ji bañu lu ci sunu bakkan. dajaloo gi ñu amal nag ndorteel képp la ñoom ñi ñuy xamle ne dinañu amal ay ñaxtu te it dàquñu ba couper ndox mi. ñoom dañuy xeexee ñun suñu téere bi ñoo ko dañ ñu ko jox waxoon nañ ko ba passé bi yoon dañ koy def na jox suñuy téere mais Sangalkam moomul téere yi moomul dara amul benn papier bu mu wane ne état waxul dëgg su taxee ne état li mu signé baaxul loolu loo ko maire la te état signé kayit gu leer nañ yéen moom lii yéen am kayit gu leer kon xeex la bëgg ñun danañ ci xeex ak moom te ñun nag am nañ arrêt bu ñu xeex bu baax a baax te bu ñuy xeex kenn ñu gis te dañ def lu ñu war a def amul arrangement parce que bu ñu nekk fii dëkk bi maire bi di jaay suuf si suñu suuf ñun jox ko ñeneen ñu di fi dëkk ñu dox leen xool mënuñu ko def. loolu suñu terrain danañ tëj la bindi Sénégal yëpp la ñu wax parce que ñu ñoo ko wax. yeneen coopérative d'habitat ñoom tamit ci jafe-jafe yu ni mel la ñu nekk waajur yi nga xam ne nag ay at a ngi nii ñuy dajale tey ji nag leen dong la ñuy xaar mën a tabax seen ay kër ci bërëb bii bu ko defee ñuy gis jant bi buy dugg ak buy génn. aywa mbokk yi ginnaaw wàllu dëkkuwaay ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal jàppale de nag ndongo yu université Alioune Diop diwaan bu Bambey ñoom itam ñoom ñooy wax ne rek seen i ay jafe-jafe faaw rek ñu daal di ci indi ay saafara mu ñeel campus universitaire yi mu mel ni nag Alassane Ndour ak i ñooñam jamono yi nag taxaw nañ temb ngir lépp loo xamante ni ñu ngi koy dund te neexu leen buñ ci indiwul itam ay saafara ñoom itam amal nañ aw xëpp ñu teewlu seen i ay kàddu. ci njëkk bi mooy la non représentativité des étudiants c'est-à-dire que étudiants yi fii ci université bu Bambey amuñu ay njiit yu leen fi teewal pour di défendre seen àq ak seen i yelleef boobu mooy premier point bi beneen point bi mooy suñu njiit yi fi nekkoon ci ginnaaw doon ñu fi teewal dañ leen a sanctionné pour lu tax ñu sanctionné leen parce que dañ doon défendre suñuy àq ak suñuy yelleef troisième point bi mi ngi doon ci benn décision bu ñu jëloon fi administration bi jëloon bu ñu ne léegi étudiant bi waroon am ñaari sens pour def examen législation universitaire moo ko consacré donc léegi ñu ne étudiant boobu au lieu muy am ñaari possibilité def ñaari yoon def ñaari session benn section lay def lu jaarul yoon. beneen quatrième et dernier point bi mooy ci fan yii ci ginnaaw dañ fee constaté li fi am te loolu yëpp soo xoolee li fi am loolu lu tax mu am fi c'est parce que étudiants yi amuñu leen fi représenté ay tentatives yu mel noonu daan na fi am mais représentant étudiants yooyu ñoo ko daan bloqué ba daanul agsi fii mais si yoon dafa yegg ci cëppaandaw ga mooy lan mooy que doonoo gis ay étudiants yoo xam te ne lekk gu bon gi ñu leen jox ci biir université bi tax na ñu feebar ci ba ciy waaj a ñàkk seen i bakkan lekk gu bon gi tax bi ñu leen joxoon tax na de étudiants yooyu defuñu examen ba ñenn ñi ñibbi nañ seen kër instant bii ñi ngi feebar ba léegi xamuñu ndax nañ dund xamuñu ndax nañ dee on n'en sait rien donc leneen li ñu gën a métti mooy que ni au su et au vu de tout cela benn autorité universitaire génnul massawu étudiants yi ci li xew. ginnaaw yooyu leen ndongo ñu àddu itam ci yeneen i ndongo rawatina ay tout tànk yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee ca Brooklyn xam ngeen ne ca département bu Médina Yoro Fula la nekk foofee nag seen àq ak seen yelleef loolee nag la ñu yées ngir rek daal di koy xam ñeneen ñoo xamante ni ñu nga fa yeewoo nag li ñu bëgg moom moo di tout tànk yooyee seen ak nekkin gën a ñoŋ diwaan bu Kolda Abdoulaye Diallo. ab CM bu ëmb lu toll ni 200 ndongo te daara bi amul wanax ay ndongoy daara yi bay jàng ngir sëy yu teel yi ay xale yu jigéen yi woon ginnaaw l'école bi ngir diisaay liggéey yu ci biir seeni kër mooy yenn ci jafe-jafe yi xajamal njàngum ndongoy daara yu goxu Buruko ca biir département bu Médina Yoro Fula. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui encore beaucoup de signaux sont encore au rouge dans nos localités en ce qui concerne les. ba léegi ñoo ngi seetlu ne bare na ay jafe-jafe yi wéy di xajamal dundinu xale yi suñuy àq ak yelleef dañ koo sàggane
kenn joxul gëdd suñu yile ak yelleef loolu li koy firndeel mooy ba léegi suñuy moroom xale ñoo ngi leen di maye rekk ci ay sëy ñenn ñi di bay jàng ngir liggéeyu diis. Être donné en mariage, des filles qui abandonnent l'école pour être utilisées dans les travaux champêtres ou domestiques pénibles. ngir yooyu jafe-jafe wàññeeku seeni kaw yile tout tànk ci ndimbalu Enda Educo ñoo interpellé way nguur gi ak ñi amee ndombol tànk yu seeni gox ndax ci budget yu ñuy amal ngir ñu boole ci wàllu xale yi. Cependant, loolu waral ñuy interpellé autorité yi fi nekk ngir ñu mën ñoo jàppale ci suñu yitte. soxla bi ajowoo ay cantines scolaires ci yenn daaray tubaab yi ci kaw gi jàmp na. Tantôt, il y a un élève qui, dans son intervention, a parlé de l'éloignement. sànq am na benn ndongo bi ko wax mooy soriwaay yenn dëkk yi ak daara bi mooy waral ba ñu bëri ci ndongo yi dañuy xëy saa ñu jël seeni ndekki bi ñu yegsee ci daara bi noonu la ñuy continuer di def tàngat yaram ci diiru benn wala ñaari waxtu vraiment loolu daw na yaram. Les élèves sont appelés à subir une épreuve physique pendant 1 heure ou 2 heures de temps d'horloge. waaye nguur gi ak élus locaux yu buuru ko ñoo xamle ne dëgg nañu li tout tànk yi wax te ñoom it fas nañoo yéene boole loolu ci seeni itte. ak yelleefu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di soxna yi xam ngeen ne ñu ngi ci anam yi nga xam ne nag jot na ñu daal di koy xam ba tax itam membre yu amical yu ancienne élèves yu Mariama Ba nag jamono yi taxaw temb ngir rek soxna yi ñu daal di xam seen ak taxawaay ci li nga xam ne nag moom moo di réew mi rawatina àdduna wërngal këpp lépp lu ñeel wàllu xupp ak itam yool itam ñu bañ koo jànkonteel ci waxtaan woo xamante ni nag mbir mu ni mel daal dina fay biree mu nekk tem bu mucc ayib Habib Faye ak Pape Sangone Mbaye ñoo fa teewaloon télévision Futur Média ñu seetaan reportage. lu weesu fukki at ba léegi bëri na li ñuy gis ci ay xale yu jigéen yoo xamante ni dañuy bàyyi l'école dem toog ca kër ga ñenn ñi mujjee sax doon ay yaay seen doom yooyu sosoo ci ay relation yu ñu forcé ba ci sax sàkkutéef Amemba mooy kuréel gi ngànk ña doon jànge ca école Mariama Ba booloo nañ dajaloo ngir rek xool ana nan lañuy ñëwee ngir mën a xeetali ña nga xamante nit ay victimes de viol lañ. li ñu teg sañu ndodd li moo bëri jigéen mooy yaay jigéen mooy nekk ci kër gi jigéen mooy def lépp ci kër gi da ngay gis ne tey jigéen yi même bu ñu demee liggéeyi ba dellu si ñu ngi am encore lépp ci biir kër gi ñoo ko war a def loolu yëpp metti na te loolu yëpp ñu ngi toog di ko muñaale comme ni ñu doon wax sànq di ko muñ noppi boole si patt ak organiser li xale yi di wax tey ñu yaakaar ne loolu xëy na dafay war a deñ en tout cas war nañoo toog waxtaanee ko xool ci biir ñun nan lañ ko war a mun changer. la ñuy gis ci société bi bëri na lool ci ñoom ñooñu nga xam ne léeg-léeg dañ leen di joxoñ ñoom ñu jóg. wax ne nit ku nekk xëy na li ngay dund sa kër yaa ko xam waaye doo génn ci mbedd bi di ko wax ñoom dañuy xool li nekk ci société bi ñu génne ko fësal ko ci seeni bind te loolu dafa important. diggante nakar ak bànneex thème bi. jërëjëf Habib Faye bu ñàkk xibaar boobu itam daa ngeen ko amaat ci jotaayu xibaar yi ci français ñu àddu itam ci leneen jàppale na nag li nga xam ne moom moo di député sénégalais yi daal nañuy door li nga xam ne moom moo di examen bu séance plénière bu projet bu loi bu finance initiale bu atum 2022 lu ni mel nag àpp nañu ko ci lu tolloog juróomi junni ak téeméer ak juróom benn fukk ci ay milliards ci suñu ay koppar lu ni mel niki tey ji nag la ñu ko door fa nga xam ne nag moom moo di ca pencum ndawum réew ma ñàkk itam yenn ci ay dogot jëmale ci yenn ci ay ministère daal ñu ko nemmeeku fi léeg rek ñu koy daal di buural jàppale ne nag gouvernement bu Sénégal ñi leen taxawaloon bokk na ci ki nga xam ne nag moom moo di Abdoulaye Diallo ak itam Amadou Hott daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo languk politique bi mu mel ne nag ki nga xam ne samp na ndëm ngir rek daal di jël raw gàddu gi fa nga xam ne moom moo di ca Sacré-Cœur moom Zator Mbaye ni ki démb itam amal na aw ndaje woo xamante ni ñu ngi ko ci doon amal ab waxtaan xool nees mën a def itam ba mu rek daal di jiite boobule gox naka noonu itam ay tontu yoo xamante ni daal na koy jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Diaz ci sampum dëndëm ci li nga xam ne moom moo di mbéen bu Ndakaaru ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ababacar Camara. est-ce que da nga war a jëlaat mairie bi
dénk ko ñoo xam ne dañ naan damay xëccoog président damay dal ci kawam damay xëccoog ñoom non on a besoin d'une personnalité bu am expertise bu am expérience koo xam ne mën nañ jëlee Ndakaaru fi mu nekk yóbbu ko ci beneen point et ça je pense que nous avons le meilleur profil c'est le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ma fàttali ne fii commune bi ki ko yor na ko presque depuis 12 ans wër ci rajo yi naan non au 3e mandat ba pare di laaj 3e mandat quel paradoxe en tout cas ñun nekkuñu ci élection nee na moom mooy le maire de Dakar mais ñun de toutes les façons fii lañ koy téye ba du tal mairie Dakar. diwaan bu Saalum Ndoukoumane ak la ko wër jàppale ne nag ñenn ci ay producteurs yu gerte itam daal nañuy taxawal wala boog présenté ñenn ci ay agriculteurs yoo mel ni nag ay variété yu yees jëmale nag ci wàllu gerte gi yeneen yu ni xeetoo ay coppite yoo xamante ni dina mën a tax lu ni mel gën a ñoŋ benn jafe-jafe la ñu am yooyu les producteurs nag mu mel ni ay magasin la ñu rek daal di lott ngir daal di koy am diwaan bu Kaolack Pambay Diawo Fally Gueye. producteur de maïs yi nekk ci Saloum ren ji am nañ lu toll ci 5,000 tonnes maïs waaye ñoom nee nañ boo moytuwul lu ëpp ci production boobu dinañ ko ñàkk ndaxte amuñu ay magasin yoo xamante ni fa lañ ko mën a stocké. magasin bi tey aussi gis nañ ko magasin bi pour stocker semence la mais ku stocker semence gis ne war na am lu sedd magasin bi war na sedd te manqué na sedd ndax salaire moo koy dawal ñu wax ay fa ne ko nuñ ci mën a jàppee nañ ko jàpp pour ñu mën a am ay chambre froid di si denc suñuy semence dina tax semence bi mucc ayib. di wax aussi ci unité conditionnement yi parce que tey semence bii nga gis saa yu nekk dañ koy déplacer dem ba Kaolack conditionné ko fay transport aller fay transport retour. naam jafe-jafe yooyu ñu ngi koy am waaye teewul ay semence de qualité la ñuy produire ki ko xamle di chef du service départemental du développement communautaire. waaw maïs bi xam nga luy utee maïs bi ak yeneen maïs yi fii dafa bëri façon maïs am na ñetti xeetu maïs maïs bi ñuy wax heurletaille mooy maïs local bi nga xam ne ñun fii dañ koy béy maïs boobu booy xool rendement am dafay tourner autour de 3 à 4 tonnes boo xam ne daf fi ñëw muy bees mooy maïs bi ñuy wax Obatampa beneen bi ñuy wax mooy dernière bi mooy bi ñuy wax maïs hybride bi mooy maïs bu jaune bi nga xam ne bi ma lay wax ne ay rendement de 6 à 12 tonnes la ñuy def. production de maïs boobu nag doon lu am solo ngir ñu mën a am autosuffisance alimentaire ki ko xamle du adjoint sous préfet bu Paoskoto. benn réew mënul dem sans mbéy donc lépp li nga xamante ne day dooleel secteur bi bu soobee yàlla en rapport avec les services techniques incha allah dinañ ci taxaw bu soobee yàlla donc ku leen accompagner ci matériel ki leen accompagner ci moyen j'en suis sûr que Sénégal autosuffisance moom incha allah jigéen ñi moom mën nañ ko garantir. fédération des producteurs de maïs bu Saloum ànd ci ak waa Xëyfa doon présenté béykat yi ay variétés de maïs yu bees fédération bi nag di sàkku ay formation ci jigéen yi nga xamante ni dañuy soppi maïs bi. jërëjëf Pambay mbokk yi junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar ñii leen ak ay mbër lañ war ginnaaw lépp lu ñeel wàllu nervi ak yeneen yu ñuy xeetoo ba tax na itam daal nañuy tàggat lu toll ci 2 téeméer ci ñoom ci lu soxal wàllu sécurité maanaam kaaraange ak itam li nga xam ne moom moo di ay garde rapproché ñu teewlu ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal Pape Fara Ñing ak Amadou Ba ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan reportage. gannaaw suñu bàyyee li nga xam ne moo nekk bëre. ngir ñu am nag ci lu ñuy yëngu dafay nekk lu métti lu ëpp 10 000 licenciés lu tollook ay fukk rek ñoom ñoo ciy bëre daal ciy génn situation bi nu mel nag nekk lu doy waar. ma dem ba am lu ma saytu mooy 10 000 licenciés at bu ne ñiy bëre du mat 200 li si des ñëpp dañu gunge mbër bi rek làmb am bayre boo xam ne mooy suñu sport national te mbër bi entraîné am doole. bu fekkee ni bërewul liggéeyul bu amul encadrement rek mën na jàdd beneen yoon. ma ne nag man touche boobu noonu ci laay jéem a góorgóorlu dama bëgg bépp mbër bu nekk Sénégal rek am formation am xëy. ngir nag fexe ba mbër yooyu seen dund gën a mucc ayib lu tollook 100 ci ay lutteurs formé nañ leen ba pare daat leen a jël li nu mel nag nekk lu baax lool ci mbër yi nga xam ne ñu ngi bëre ba léegi. ci loolu lañ ko proposé la convention nationale état employeur pour la promotion de l'emploi des jeunes ñu xool nan lañ leen di insérer dans le cadre de la convention état employeur pour que ñoom ñëpp. kenn ku nekk mën a am indemnité mensuelle revenu boo xamante ne nii tey bu weer dee ni nga ko mën a yóbbu sa kër te du la yàqal ci sa ay activité sportive dara du la mën a tere dem entraîner du la mën a tere am ay combat. xalaat bu bees bi nag nga xam ne promoteur bi am na ko dina tax ñii di mbër yi kenn dootu leen xooleeti ay bëtu nervi. on a été formé ñu nekk ay diplômés fi mu toll nii on est des diplômés ñu ngi doon xool ci nervi du ñu xool bët bu ñaaw du ñu yekkal ci gaalu xaj. waaye avec l'aide de Bamba Mboup ak vision bu mu am association FILS tax na tey on a été formé tey ñu doon ay diplômés comme ñëpp
ci sécurité et garde rapprochée. ci jamono ji nga xam ne coronavirus mu ngi lëmbe réew mi lopp ñaari at nag wàllu làmb dafa tàggatémbe woon formation bi ak fexe nag ba dugalaat leen nekk nu lu baax a baax ci ñoom loolu dina tax ñenn ñi nga xam ne nekk nañ ci jafe-jafe mbir mi mun a wàññeeku. mbokk yi jàppale na ñeenti fan ci weeru décembre la ñuy amal palum njogonteeg njiitum réew mi diwaan bu Gambie mu mel ni nag lu toll ci juróom-benni candidat jamono yi nag ñoom ñoo bëgg dugg fa nga xam ne nag moom moo di ca palais ba yebal nañ fa suñu ay ndaw Abdoulaye Cissé Mbissane Ndoye taataan nañ yenn ci ay kaddu yoo xamante ni ay doomu réew bu Gambie lañ wax nañu itam gis-gis ba nga xam ne am nañ ko ci wàll wi ñu seetaan. Gambia dëkku jàmm la Papa Barrow yow ñu ngi lay ñaan lépp naay ja Papa Barrow yow ñu ngi lay ñaan lépp naay ja Mr Feeling bàkkam bi jëmewu ko ci président Adama Barrow waaye nee na ñëpp la ciy waxal ndax jàmmu Gambie rek moo ko tax a bàkk réewam. ñun dañ woy Gambia woyuñu Barrow rek dañ woy Gambia pour ñëpp ñi nga xam ne yaa ngi war a ñëw moo tax bu ma génnee waat yaagul maa ngi wax kan la ñuy jox suñu toogu bi. yàlla fal ku ko neex te dañuy nangu waa jarul xuloo jarul xeex jarul reyante kan lañu war a dox suñ toogu bi waaye lu ma jaaxal mooy nguur dafa bëgg a ñam-ñamaat boos dafa bëgg a toogaat kon kan la ñu war a jox suñ toogu bi ñun xamuñ ko. Gambie guddik Sénégambia bii nag boo leen fekkee ñu toog di enjoy di nekk ci mbégte da ngay yaakaar ni dara xewu fi waaye nag. jàmm ak salaam rek mooy xew fu mu ne nii moom nit yaa ngi enjoy ñu ngi bégte ñu ngi kontaan élection bi nag wax bi bëri na torop waaye jàmm rek dëkk bi jàmm rek lañ ñuy ñaan. Gambie moom fu mu ne nii wax bi daa bëri UDP ne fii NPP ne fii ñeneen ne fii waaye jàmm rek moo fi ne. fii pourtant. candidat yi war nañu ko bàyyee xel ndax léeg-léeg xam-xam gi génnee fu ñu ko yaakaarewul. numéro 1 mu toppatoo mbiri wérgu yaram bi bu baax garab yi ñu sakkan ci hospital bi sangara bi cigarette bi ñu yokk a taxe bi casino yi ñu yokk a taxe bi parce que loolu yëpp amul njëriñ loraange rek la nañ yokk a taxe bi very seriously bi xaalis bi ñu fa am ñu yokk ko ci lopitaan be maalo be yooyu noonu. dunda bi ñu wàññi taxe bi bu baax a baax. ku bëgg a xam Gambie dëgg du ci Sénégambia avenue bi nga koy xamee ndax li fi nekk fii du loolu moo nekk ci Jaara Mansakonko ba dem ba Basse Gambie bi nga xamante ni jafe-jafe dëgg la ñuy dund waaye nag Gambie wu Sénégambia avenue bi danañu bokk ci ñuy wax seen xalaat ci bésu wote bi ndax ñoom it dund enjoy la ñu wax te lii mooy seen dund nii la ñuy enjoyee. am nañu ci seen wàllu ñoom tamit waaye lépp ci Gambie la. mbokk yi élément boobee nag fa la ñuy jaar buural jotaay wi di rafetlu bu baax a baax li nga xam ne nag moom moo di teewlu wi dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Léa Soukayna dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français man itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah à partir de 6h30 ci seen émission info du matin digtal leen li gën a fës ci